jàkkaarloo woon nañu ak taskatu xibaar yi kile di Mimi Touré Aminata Touré ak ñi mu ondal daal di addu itam jëmale ko ci parrainage bi di xam le ni lu baax la ñoom sax ñu ngi wax ni doxalinu ñi fare ci ku jëkk longu politique yi Mansour dañ koo jàpp wàllu hypocrisie moom la ñu ci gis. quoi loolu waa Benno Bokk Yaakaar Aminata Touré Benno Bokk Yaakaar. hypocrisie mooy lan moom ñoom ban angle la ñuy wax mooy hypocrisie Khalifa Sall bi. wala parrainage bi ñuy critiquer bëgg ñu invalider ko. dañu bëgg tourner débat bi fu ñu fekk si leen ci seen wax ju diis jooju naan saaga nañoo kii tontu kii fayu duñu tourner débat bi parrainage bi la ñu ne dañu ciy toppandoo mais baaxul. te ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu boobu yëpp décortiqué nañu indi ay leeral ci lan moo tax baaxul. Cour de la justice bu CEDEAO nee na Sénégal jaaduwul dindi leen ko coalition les grandes coalitions yi bokk ak ñoom géewu politique bi nee nañu baaxul gis na grande coalition ay Yewwi Askan Wi ay Gëm Sa Bopp ak ay kenn mënu leen a tee am ay liste parce que am nañu nombre bu leen ko permettre donc bu ñuy wax dañuy wax pour la démocratie une démocratie saine sérieuse mais waxuñu pour ñoom du ñu am parrainage bu doy bu leen tey dem ci élection yow ñi mee ngaa taxaw ni waa Yewwi du ñu am parrainage pour dem ci élection locale qui ose le dire au Sénégal ñi mee ngaa taxaw ni waa Gëm Sa Bopp du ñu ko am ak yeneen coalition waa gox yu bees ak li ñu gagné ci ay conseil municipal ak li ñuy activé ci jamono ji nga xam ne ñu ubbiwaat fichier électoral bi ñu koy activé ci ay ndaw ci primo votant yi nga ose ni leen amoo leen ay affaire li ñu amoon ci présidentielles yi nga xam ne xet gi lay na Aminata Touré leen ni cëpp ci buntu conseil constitutionnel pour ay duglu rek yooyu noonu yooyu du am de dëkk bi xam nañu nombre votant yi électeurs yi xam nañu ko xam nañu ñu bindu am nañu accès ci fichier bi mënuñoo teye mais mënoo teye ci démocratie may na leen ñu dénoncer lépp loo xam ne ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon dañu ko dénoncer tey ci bëccëg dañu déglu ay constitutionnalistes ñu joxe seen avis ci parrainage bi joxe seen avis ci position Yewwi Askan Wi ak Gëm Sa Bopp am na kenn koo xam ne expert juridique la Ahmed Thiam nee na bu fekkee Khalifa Sall de dina doon candidat dina ko jaaxal parce que am na luy tâche ci soow mi mais loolu la yoon wax entre temps dinañu continuer ñafe politiquement nañu fexe ba Khalifa nekk candidat ci seen liste nationale mais li ma bëgg li tax ma def ci ab tomb mooy wax leen ni ñun tàyyeeluñu ci laaj képp koo xam ne sa xam-xam màcc na jëm ci wàll boobu mais point bii tax ñu muy Aminata Touré di taxer opposition bi ay naafeq hypocrite ci tubaab mooy naafeq ci wolof li tax mu leen di taxer ay naafeq dafa bëgg a tourner débat bi mais kenn waxagu fi waxu naafeq Ndeye Dimet ndax défendre parrainage bi dina yomb bu ñu gisee ni bi ñu ko appliqué woon bari na ay lajjitee fi ñu ci nemmeeku yu mel ni doublon yeeg ñoom seen bari na ay doublon xadi muy ay manquement yoo xam ne nii dafa doyoon sëkk pour CEDEAO yëkkati li mu wax ne nañu dindi parrainage bi parce que anam yi ñu koy defee baaxul te dama jàpp ne tey combat bi opposition bi di mën a soxalu jëm ci parrainage bi dafa gën a am doole ndax kàddu bi nga xam ne CEDEAO yëkkati na ko wax nga ko xadi am na ay doublon yoo xamante ne ni tey jii nii da ngay gis ñu joxoon ay directive ni képp koo xam ne gis nañu nga am ñaari doublon ci ay liste yu bari yoon dina la daan te gisuma fii kenn koo xamante ne ni yoon daan na ko problème bi mooy Sénégal dafa amul dispositif fiable pour vérifier ay signature li ñu nekk di def mooy di vérifier ay données alphanumériques te wax dëgg yàlla parrainage bi ak ni ñu ko tëggee méngoowul ak loolu donc mu nekk ay problèmes yu bari yoo xam ne tey man dama jàpp ni war nañu mën a xool beneen système de filtre parce que aussi dafay jaadu ñu yemale tamit parti yi formation yi bari na nañ ko filtrer mais anam bi ñu ko defee nii muy parrainage bi baaxul ndax CEDEAO àdduna wax ci te nag tey bu fekkente ni Sénégal respecté wul décision CEDEAO loolu dina nekk acte bu grave boo xamante ne ni état bu Sénégal dina ko posé ci jamono joo xam ne ni Sénégal tey dafa nekk à la croisée des chemins président Macky Sall mooy le président en exercice de l'Union africaine CEDEAO barki de mondial gis nañu blocus bi nga xam ni moom la imposé Mali nga xam ni Sénégal daf ci ñàkk ay koppar yu takkoo takku ay préjudice yoo xamante ne ni Sénégal mi ngi koy dund parce que décision CEDEAO lañ teg donc tey su fekkente ni parrainage bi itam gis nañu ni loolu lañ ci bëgg a def dafay nekk loo xam ne nii xadi dafay doy waar te tey liste yooyu ñuy dénoncer naan dafa bari mais va savoir liste yu ci bari
boo jàngatee ba ci biir ñan ñoo leen di créer parti au pouvoir des fois mooy créer ay listes yoo xamante ne ni c'est pour semer la diversion te en plus tamit leneen luy wane ni tey jii parrainage bi dafa désavantager lool bu baax a baax opposition bi mooy base de données bi ay questions yu bëri mën nañ ko ci posé wu tey jii mën nañu utiliser li nga xamante ne ni tey jii mooy base de données jël ay données jaamur dem ni ñoo ko parrainé boo xoolee Sénégal ñaata habitants la am plus de 17 millions fichier bi ñaata lañ ba pare léegi yow nga bëgg a fixer benn taux boo xamante ni rek nga samp ko ci 0,8 jàpp 0,5 jàpp 0,8 ci fichier général bi loolu xadi vraiment war nañ ko xoolaat. Ndeye Dimet Khalifa Ababacar Sall candidat ci législative yi ñu jëm loolee bokk na ci annonce yi ñi bokk ci Yewwi Askan Wi xamle woon ni ki démb ci seen jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi waaye nag kii lay nekkoon maire bu Ndakaaru moom mënuñu koo fal loolee bokk na ci ak yi nga xamante ne amatu ko bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi lee di Abdou Khadre Sanogo mi xam ne ni daal Yewwi Askan Wi dañoo nekk ci logique defante ak nguur gi waaye équation bi lee moom mu ngi seen kanam ba tey Khalifa Ababacar Sall mënta falu ñu déglu ko Abdou Khadre Sanogo. bu ñuy wax stratégie tey aujourd'hui ku nekk da ngay jël say fem pour mën a xoj en fait sa wujju ci wàllu politique en fait Yewwi Askan Wi soo xoolee bu baax ci fan yi ñu génn nii on a comme l'impression que dafay ërtal waa coalition Benno Bokk Yaakaar ak seen leader Macky Sall ça fait normal ci rapport de force lañ nekk ci xëccoo ci bataille psychologique mais dama jàpp ni rek dañuy laaj lu bëri pour am li ñu mën a am fi mu nekk nii waxatuñu sax ay waxu delloo ko ay droits civiques rek li ñuy wax fondamentalement mooy day bokk mais kuy bokk nag ça suppose que dañ lay delloo aussi say droits donc ci seen droit lañ nekk jàkkaarloo bi ñu jàkkaarloo ak seen adversaire dañoo bëgg waa ji dellu ginnaaw ñu mun koo xoqatal mun a dellu ginnaaw am na fu ma ko wax fan yii je dis jàkkaarloo bi ma gis ci ñaari camps yi c'est très passionnant en tout cas ñu ngi seetaat mais xam naa ne daal ku njëkk a wane ginnaaw tey nga de. keneen àdduna ci mu di ab expert juridique di Ahmed Thiam moom itam àdduna ci génnub Yewwi Askan Wi ñeel cas bu Khalifa Ababacar Sall nee na yëfi daal wàllu communication képp la ndax ëllëg bu kii leen nekkoon maire bu Ndakaaru mu ngi ci loxoy yoon te yoon ba tey setalaguñu ko ñu déglu ko. ci grâce la génn te bu ñu fàtte ne grâce du effacer condamnation daf lay may rek nga génn kaso li effacer condamnation mooy amnistie bon ci kaw loolu Cheikh Khalifa Sall bu demee tey ba war a déposer candidature pour ne dafay nekk député am na ci droit parce que politique may na ko mais sur le plan du droit puisque candidat yi dañ leen di segg xool ki nga xamante ni remplir na les conditions administratives et les conditions juridiques ou judiciaires juge bi day xool loolu yëpp léegi nag bu gisee ne monsieur Khalifa Sall dafa am problème ci wàllu droit dafa am lu koy gàkkal la juge constitutionnel bi nga xam ne mooy saytu candidat yi ñu war a dem ak élection ñu war a dem élection yaakaar naa da koy gàntal li ko daloon ci élection yi passé ba léegi mi ngi ci mais nag wax ji fi jëf fan yi moo ne dañu bëgg a jël candidature Khalifa Sall porté ko à la tête seen tête de liste nationale je pense que loolu c'est un combat politique et non judiciaire parce que actuellement tous les cartes sont jetées sur le plan judiciaire maanaam recourir jeex na nag c'est le droit politique la ñuy def il faut ñu politique jéem a préparer opinion bi ba pare d'autres fois faire pression aux juges une fonction fonctionnelle pour ñu jéem a fexe candidature mu jàll sur le plan politique. mu ngoog Ndeye Dimet sa jàngat ci kàddu yi tukkee démb ci waa Yewwi Askan Wi. waaw waa Yewwi seen bëgg-bëgg la ñu wax. mais dafa am tamit lu fi nekk muy la réalité. muy dëgg gi muy li code électoral bi wax. tey code électoral bi moo empêché Khalifa Sall nekk candidat code consensuel bu 1992 précisément donc tey acte bu ñu fi mën a posé muy seen conférence de presse bi ñu wax démb que ni Khalifa day nekk force candidat loolu si mi ngi suñu kanam mais li loi bi wax dafa leer Khalifa mënagul nekk candidat parce que tey jii nii dafa am lu war a leer te xëy na loolu buy leer solution politique lay mën a doon. te boo seetloo président Macky Sall def na fi plusieurs sorties à l'étranger wax ni kaaw Khalifa Sall ak ki nga xam ne ni mooy Karim Wade tey war nañ ko mën a xoolaat ne serait-ce que sax pour Sénégal am jàmm. ñu bëri jàppoon jamono jooju ni le processus était enclenché ñu dem ba ci biir aussi gis waa CUDIS amoon benn taxawaay boo xamante ne ni ñenn ñu bokk ci acteur de l'opposition sax jàppoon nañ ne CUDIS président Macky Sall daf leen bëggoon a jaar si ñoom. pour bëgg a amnistier ñooñu donc mu juróon coow lu bëri xëy na processus bi enclenché nañu ko mais xëy na des na. mais li wër te wër mooy xadi kaaw Karim ak Khalifa Sall solution politique lay mën a doon muy amnistie bi nga xamante ne ni ñëpp ñu ngi koy njort maintenant nag xëy na président Macky Sall moo am agenda am. xëy na moom moo nekk ci ay calcul yoo xamante ne ni pareegul mais tey li leer ba leer mooy ci du côté de Yewwi Askan Wi xadi 3 présidentiable ñu ngi fa muy Ousmane Sonko muy Khalifa Sall muy Barthélémy Diaz ñoom ñett ñooñu nga xam ne kenn ku ci nekk da nga yàgg affiché say ambition que ni da nga bëgg a nekk président de la République. donc encore une fois tey ñoom bu ñu taxawee ni dañu bëgg ñu wax ci kaawu Khalifa Sall
Khalifa Sall dafay nekk par la force candidat loolu donc tey dafa mel ni rek dañu bëgg a yëkkatiwaat débat bi def seen communication politique pour peut-être mettre la pression sur le président Macky Sall ne ko mbiri fan la toll. Mansour solution politique xëy na ndax ci wàllub yoon moom Khalifa Ababacar Sall ci wàllub caisse d'avance bi kenn seetalagu ko ci. politique boobu salte balaa la lay yoon. ba tax waaye yoon def conférence de presse démb di tontuwanteeg waa politique mooy wane ni pëcc xóone ba xàmmeetuñu cere jeeg meew mi ak baase bi. boole rëmboon naan rek baa ñu boole tuur jamono ji raison yi mën a tax ñu ni Khalifa Sall mënut a nekk candidat jiite liste nationale ci élection législative laa xamul lan la. wax dëgg yàlla moom laa xamul lan la comme nag tudd nañ ci wàllu politique nit ñi dañuy pëndal di nappaate waaye yeewi ngir wàllu politique mais ñi ko bëgg a xañ Khalifa Sall itam dañuy pëndal sukkandiku ci yoon jàpp ni dañ koy tuumaal wàllu instrumentalisation ak topp nguur ba tax démb ñu ni déet bu leen ñu tuumaal ay niti nguur ay fonctionnaire lañ di tontu def point de presse lan lay wane ak yoon mit bi ci nekkoon secret bi ci nekkoon ñàkk tontu bi ci nekkoon dem ba finalement ñu génn uniquement pour tontu Ousmane Sonko et pourtant avant Ousmane Sonko am na keneen ku wax dafay wane ni lii pesum kanamum politique la ku ñu mbéj nag diggu bëccëg ci lexu ndeyjoor nga joxe lexu càmmañ ça n'engage que toi Khalifa Sall nañ fexee lu ñu ko mën a jooni li jëndi ko pour mu nekk candidat sénégalais bi lambda waratu sukkandiku ci ay jéego yu politique pour xañ beneen sénégalais bi droit bi nga xamante ni bii am na ko comme politique lañ ko defee nag bal ma jooy jàpp ñu naan justice affaire bi politique la politique moo ko dugal justice politique la xeex politique moo koy lijjanti est-ce que force lay doon est-ce que ba mu xante stratégie nas palang ñoom ñëpp ñu gasal Khalifa Sall kàmb bi Khalifa Sall di politique ñuy jàng moo tax ma ne du sedd. Mansour ñu waxaat ci parrainage bi nga xamante ne waa coalition Gëm Sa Bopp ak Yewwi Askan Wi ñu ngi sàkku ba tey ci ñu jëlee ko fi ñu tënku kon ci arrêté bu cour de justice bu CEDEAO waaye nag ngir dindi fi parrainage bi nga xamante ne moom mooy ñaareelu filtre bi ci législatif yi faw mu am ay gàllankoor wala ay njeexital yu mu am ñu ànd ci ak Fatou Abdou Ndiaye. opposition bi bëgguñu parrainage Yewwi Askan Wi ak Gëm Sa Bopp ne daañu ko xeex ñaari coalition yi di xupp nguurug Sénégal mu dellu ginnaaw ci dogal boobu mu jël ñeel wàllu ko parrainage dindi ko cour de justice bu CEDEAO xamle moom cour de justice bu CEDEAO ne Sénégal faaw mu xoolaat bu baax a baax anam gi nga xam ne moom lay defee parrainage wala ñu joyanti ko kon tey lan moo tere Sénégal ñu toog waxtaan ñoom parti politique yi xool naka la ñuy def ba am pexe ne pouvoir ak opposition war nañoo mën a wéyal waxtaan ci lu ñeel wàllu ko parrainage mu sax gën réewug Sénégal lu ko tere mu daal di tënku ci décision bu cour de justice bu CEDEAO bu fekkee ne def na ko dafay rek indi ay joyante yu sew ci li nga xam ne moo ñeel wàllu élection yi te nag lu nu mel mënta indi génn rëq-rëq ci élection yi date ba ñu koy amal ne président de la république Macky Sall mën naa jël ab loi ci procédure d'urgence loi dérogatoire boobu nag mën na fee dindi parrainage te mënul tere ñu wéyal processus électoral bi datu élection yi ni ñu ko jàppee noonu la ndax fi ñu ko jàpp mooy fa ñu tënk lépp loo xam ne ñeel na wàllu code électoral bi nga xam ne mandat député yi mi ngi jeex fukki fan ak ñeent ci weeru sàttumbar kon bu ëllëgee ñu xalaat ne daañu dindi parrainage lu nu mel mënta tax ñu dàq élection yi ba jëmm jamono ne mën nañu ko amal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet atum 2022. ñu taxaw ci cour de justice bu CEDEAO nga xamante ne yenn dogal yi muy sant ñenn ñi duñu faral di ko jëmal kon lan mooy domaine de compétence am di laaj bu ñu taxaw samp ki la di Iba Barry Camara di xam ne ni cour de justice bu CEDEAO ñu ngi ko gën a yaatal ay compétence am ci atum 1999 jàpp 2001 daal di koy instaurel ab principe démocratie ci wàllu bonne gouvernance waaye professeur bi la ci wàllub droit pénal mu ngi xam ne ni CEDEAO ci lu ñeel wàllub élection la ñuy gën di intervenir ñu déglu ko. loo xam ne lii dafa touché aux droits humains loolu tamit lorsque citoyen lambda estime que respecté wuñu ak ay yelleefam kooku noonu mën na dem effectivement saisir la CEDEAO surtout dans le domaine donc politique donc pour la bonne gouvernance pour le respect donc des règles électorales, etc. La CEDEAO, que depuis 2001, a posé donc des principes forts pour que, au niveau des États partis, que l'on puisse respecter les règles démocratiques par rapport à l'élection yooyu ñu xam naka lay demee quoi ba nga xam ne bii régime bi nga xam ne moom moo nekk en place bu ñëw di salfaañe ak ku yelleefu opposants yi ou bien yeneen acteurs politiques yi lépp dafa war a jaar yoon maintenant parce que par exemple même ak parrainage bi gis nañ ni la CEDEAO a dit que ni donc ce n'était pas conforme justement aux principes démocratiques donc ces
mais par rapport à ces questions-là surtout mu la CEDEAO pour se déclarer compétent. mu ngoog ay at a ngi nii Mansour ñu bari di samp laaj ci ani pertinence wu ñuy teg ba tey CEDEAO bu fekkee ay dogalam kenn du ko topp te du am conséquence. expert bi xam-xam maa ci jëm ci comment nan la CEDEAO di doxee. li mu wax dafa leer li gën a ëpp ci ay principe boobu mooy saytu démocratie ci ay élection ba nga xam ne duñ jalgati ak opposant bi. li xew Guinée nu mu tudd li xew Côte d'Ivoire nan la tudd. li xew ci yeneen réew nan la tudd ba ay coup d'état am fa. coup d'état constitutionnel dañu dem ba miin ko léegi en Afrique. lu ciy taxawaayu CEDEAO wala CEDEAO dafa am bi Yaya Jammeh bi ñu ko gañee ci élection Adama Barrow gañe ko di waa CEDEAO ñun ko doo fi toog jël armée yóbbu ko fa ba léegi mission bu CEDEAO ñu ngi fa. CEDEAO boobu xanaa Gambie dong la singali. ni mu amee doole ci armée la war a amee doole ci constitution bañ kenn ku ko jalgati. CEDEAO waxul ci affaire Khalifa Sall. Sénégal daa faali CEDEAO ci dossier Khalifa Sall. mais bu fekkee dafay veiller ci élection ba kenn du jalgati ak opposant bi mais mënut a génne dossier Khalifa Sall ci biir. parce que Khalifa Sall bu ne woon président Macky Sall 100% xëy na li mën na ko bañ a dal. parce que ñi jaaroon ci mairie bu Ndakaaru doon jëfandikoo li ñu tuumaal Khalifa Sall ñaari kilifa lañu kenn ki yal na yàlla yokk leeram di Mamadou Diop maire de Dakar seede ni lii ñu tuumaal Khalifa Sall daan naa ko jëfandikoo comme ni ko Khalifa Sall daan jëfandikoo. ki ci des mu ngi fii dund Pape Diop yal na ko fi yàlla yàggal noonu la wax la même chose lii ñu tuumaal Khalifa Sall dafay mos a nekk ma ko daan jëfandikoo comme ni ko Khalifa Sall doon jëfandikoo. léegi ñu ne Khalifa Sall yow amoo sañ-sañu jëfandikoo ko ni ko ñoom Pape Diop ak Mamadou Diop doon jëfandikoo wee bëgg koo xañ ay droit am léegi CEDEAO ni pat te ñu ni compétence am foofu la màcc jëm. waaye caaxaan baawul waaye. Ndeye Dimet beneen laaj bi moo di président Macky Sall CEDEAO bu àddoo jëmale ko ci Gambie wala ci Mali daf cay ànd ak ñoom waaye bu fekkee moom la ñu sant dara moom du ko def. moo ma jaaxal Khady maa ngi koy wax sànq parce que blocus bi ñu imposé Mali dafa jural manque à gagner bu mag Sénégal te mi ngi koy supporter. parce que décision CEDEAO la. léegi pourquoi bu dee yeneen dëkk la ak ñeneen ñi ñu appliquer leen ko bu dee Sénégal day poser problème te du CEDEAO rek même Nations Unies aussi àddu nañ ci mbirum Karim Wade. ba ñu demee Genève am na fi ñaari magistrat yoo xam ni demoon nañu foog fekkee ndaje ma représenté état bu Sénégal foofu ñu wax fa ni état bu Sénégal dafa war a dàmp Karim Wade. te loolu lan moo ci tukkee après magistrat yi bi ñu ñëwee fii am na nu ñu traité mbir mi dañ leen a mujjee relever ci seen fonction. donc tey dañuy demander aujourd'hui est-ce que maintenant c'est pertinent di adhérer ci ay kuréel international ba pare te lépp lu ñu fa jël ci wàllu dogal duñu ko respecter parce que à chaque fois ñi fare ak nguur gi léeg-léeg boo leen interpeller ci yooyu la question dañu lay wax ni la oui le Sénégal est un état souverain mais état souverain boo xam ne nii da nga ko séq ak say nawle yéen ñëpp ngay nekk ay état souverain ngeen bind boole seeni charte tënk ko teg ni ku jalgati lii la yoon wax man jàpp naa ni tey CEDEAO war na mën a yëkkati ay daan teg ko ci état bu Sénégal bu fekkente ni rek dëgg moo leen tax a jóg ci mbirum parrainage bi nga xamante ne ni ñun ñëpp gis nañ manquement yi ñun ñëpp gis nañ jafe-jafe yi mu mel ni jusqu'à présent Sénégal dafa nekk di def la sourde oreille. Ndeye Dimet ñu wutali diwaanu Sédhiou foofee ñu ngi waaj a def recensement ci askan wi loolee tax jël nañu lu tolloo ko juróom-ñetti téeméeri agent ak juróom fukk ak juróom-ñaar daal di leen di mobiliser ba tey ci diwaan ba loolee la ñu xamle ca comité régional de développement préparatoire ba ñu ond ci ak Ibrahima Diallo. région bu Sédhiou dalal na benn CRD sur la cartographie censitaire bu juróomeelu recensement général aju ci xayma tolluwaay askan wi ak dëkkuwaay yi bu ñu nar a amal ci atum 2023 nekkoon na ci teewaay Modou Gueye mi nekk adjoint gouverneur mi yor mbirum administration. agent yi nga xam ne ñoom lañu recruter fii ci Sédhiou ñu nekk ay nit ñu mën a def liggéey bi ba tax na maa ngi si ñaax ñoom ñëpp ñu xool ni recruter ñu am comportement yu baax également parce que bu newee si kër yi mën a recevoir correctement ñu mën a def seen liggéey correctement. si CRD bile waa délégation ANSD kii di Abdou Diouf nekk adjoint directeur bile moo leen fa représenté woon. tey nag dañ fee daje woon ànd ak gouverneur u région bu Sédhiou doon def li ñuy wax CRD boo xam ne dañ ko jagleel juróomeelu recensement bi nga xam ne moom la état wu Sénégal bëgg a def. ñaax leen aussi nan lañ ko bëgg a jëmale wax ak ñoom aussi li ñuy xaar ci ñoom jël ci ñoom aussi li nga xam ne moom mooy ay conseils. ci gën a informé